waa Benno Bokk Yaakaar Médina ñooy nuyu waa Médina di leen sant di leen gërëm ñëwoon toog fii tey ànd ak suñu mbokk Benno Bokk Yaakaar yi fi toog ñëpp nekkuñu fi parce que comme que dafa guddi ñu bare dañ demoon seen kër mais li fi nekkoon ëpp na lii mu am li xew ci Médina tey ci moment yoo xam ne ki waa Médina yëpp ñu ngi toog dañuy déglu dañuy xaar ci fu ñuy mujje loolu la ñu bëggoon waxtaan tuuti ñun Benno Bokk Yaakaar Médina dañ doon waaj pour dem ci élection locale 2022 yi biñ koy waaj ñu gis ni ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa am 4 candidats yu déclaré woon candidat à la candidature. Ces candidats yooyu moo nekkoon la candidature de monsieur Seydou Gueye nekkoon candidat wu APR bu ñu mandaté woon pour mu ñëw nekk candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar keneen ki di Pape Djibril Ndiaye nekkoon si comment dirais-je si APE diso keneen ki nekk Aïda Gueye nekk IRD déclaré woon moom aussi candidat wam à la candidature keneen ki nekk Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu mouvement CATB li xew nag mooy ñun Benno Bokk Yaakaar bu mu nee dafay nekk candidat à la candidature ñun nangul ko li tax mooy bëggoon am consensus ndax dañu bëggoon bu ñuy dem ci élection yi non seulement dañuy dem ak benn liste consensus mais dañ demoon bu tuddee liste bi liste gagnant une liste gagnante loolu moo ñu poussé à ce que ñu accepter candidature am mais ku nekk xam na ni mouvement la yor mais ci suñu tolérance ak bëgg ñun ñëpp ñu nekk benn ñu accepter candidature am ñu entamé woon nag benn procédure bi moo doon dañ ni comme que am na 4 candidats ñun Benno Bokk Yaakaar nañ dem les partis yu composé Benno Bokk Yaakaar ñu ni nañ dem à la rencontre de ces 4 candidats ku nekk ñu déglu la bi ñu ñëwee ñoo ngi démarré ci déglu Aïda Gueye mu wax li muy wax ñu déglu ko rafetlu ko tamit biñ fa jógee dem ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu déglu ko mu wax ñu rafetlu li mu wax biñ fa jógee ñu dem ci Pape Djibril Ndiaye déglu ko moom it mu wax ñu rafetlu li mu wax biñ fa jógee ñu mujjee ci le ministre Seydou Gueye muy candidat wu APR à la candidature ñu déglu ko biñ ko dégloo moom it mu wax li muy wax ñu rafetlu li mu wax lool ñu ne nag léegi comme que 4 candidats yi wax nañ ba pare léegi qu'est-ce qu'il y a à faire ñu ne nañ toog waxtaan ci candidats yi ñu déglu léegi lan lañ ci xam ñu toogaat daje c'était un jeudi passé ñu toog waxtaan tënkoon li ñu tënkoon mooy lan mooy bi ñu defee exposé bi def compte rendu ci lañu jot a déglu ñu ni léegi lépp ci processus la comme que dañ nekk ci processus yu defar ñu ni mënaguñu tànnagum pour le moment nañ ñu may les 4 candidats occasion ñu gisee seen biir waxtaan xëy na bu ñu waxtaanee dinañ mën a juboo ñu may leen 72 heures pour ñu waxtaan
bi 72 heures yi jeexee ñu gis ni yenn candidats yi waxtaan nañ seen biir mais mu de seen ñaari candidats yi waxtaanul woon muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak Seydou Gueye. donc boobu bu ñu neexoon ce dimanche bañ koy waxoon 72 heures yi jot na ñu dem au vote wala ñu xool leneen lu ñuy def waaye la ñu diggante woon ak ñoom jeex na assemblée générale moo ci desoon. ñu ñaan ñu ñoom ñaar ni dañu jot a réeroo ci ay wax moo tax jotuñu woon waaw moo tax jotuñu woon gisee biñ ñu ko waxee ñu ni comme que ñun consensus rek ñuy wut kuy wut jàmm doo tàyyi tant yaa ngi gis yoon boo xam ni boo ci jaaree am jàmm ñu ni léegi nañ leen may kon ñoom ñu ñaan ñu pour ñu may leen ba le lundi à 15h ñu daje ci benn place pour ne pas faire de la publicité waxtaan ñu may leen ko ba waxtu bi jotee ñu waxtaan ñoom ñaar bi ñu fa jógee ñu wax ñu ni amul consensus bu ñu leen ko mayee nag amul consensus nag li ci des nag mooy woote assemblée générale ñu ni avant ñuy def assemblée générale bi nañu toog waxtaan xool assemblée générale bi fan lañ koy defee ak naka lañ koy defee ak ci ban forme lañ koy defee loolu c'était hier ñu waxtaan ci ba déggoo ci ba juboo ci au départ sax xawoon na metti trop parce que am na ñu fa doon wax loo xam ne ki neexut a dégg waaye dañ ko muñ ni comme que jàmm la ñuy wut lépp lu indi jàmm rek moo gën leneen ñu d'accord ci ñu ni may leen ñu kon fii ak suba ñu xalaat comme que tënk nañu li ñuy def ak nañ koy defee ñu waxtaan nag ci fan lañ koy defee ak ban heure lañ koy def ci lañ xëy waxtaan am des personnes pour ne pas faire de la publicité d'une personne am bonne volonté bu jóg ni ñu kat man je suis prêt à vous offrir une salle boo xam ne ci benn hôtel de la place la pour ne pas faire de la publicité bu ko defee foofu ñu def ko foo xam ne au moins buñ ko fa defee dana am sécurité ñu sécuriser place bi def ko ci anam yu rafet comme ça bu ñu génnee ñu mën a am consensus lépp rafet loolu moo doon suñu mébét di suñu objectif man bokk naa ci ñi désigné woon ci comité d'organisation bi muy man Modou Kane mii toog ak Madiagne Niang ñu xëy dem lijjanti salle bi toog fa pour l'organisation de l'assemblée bi ñu fa toogee pour organiser ko ñu dem ba dara desul lu dul jóg ñibbi am parmi les candidats ñu koy nommé muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba demandé ñu ni 18h bi ñu waroon def assemblée générale bi nañ ko may ñu avancé ko ba 20h ndax dafa am lu ko tënk dafa war a def dafa war dem benn comment dirais-je encore benn conférence internationale ñu ni waaw comme que wax na loolu ma ni leen est-ce que kon bu dee moom dafa am lu ko tënk du wut keneen ku ko représenté ñu ni ma ah loolu de mooy jaadu waaye dafa ñaan ndax bu sañoon dafay teew xam nga kuy wut consensus rek di nga dem ba nangu loo xam ne sax boo ko defee mu gaañ la waaye di nga ko nangu ndax consensus ñu nangu ko ñu ni léegi qu'est-ce qu'on va faire ñu ni bu ñu defaatee yeneen convocation di wax ni reculer nañ ko ba 20h mën na am leneen lu ci xew ñu ni kon bu ñu wax kenn dara nañ bàyyi ñi nga xam ne que ñoo lañ convoqué 18h bu ñu fa ñëwee à 18h xaar ñenn ñi wala ñuy waxtaan ba bay 20h du jot wala 19h30 ñu démarré fekk amoon na benn groupe WhatsApp bu ñu tëjee woon ci biir groupe WhatsApp bi ñu commencé dégg ay wax comme quoi que affaire bi dañ ko reporté ce qui était anormal ndax ñun envisagé woon wax kenn dañ ko reporté pour ne pas éviter yàqu-yàqu
ñu dégg ci groupe WhatsApp bi ni comme dañu reporter affaire bi loolu na ñu ko ciy wax ak yeneen ñi nga xam ni ki nag dégg nañ ko ci groupe WhatsApp bi interpellé ma ni ma ñun kat dañuy waxoon ni 18h mais il se trouve que dégg nañ ñi naan 20h et tout man leen bu ngeen jaaree sama kër ñu waxtaan ma expliquer leen li xew comme ça fera l'occasion ñu jóge fa dem bi ñu toogee foofu di waxtaan ndeke am na ñu fa romb ñuy waxtaan ñu defe ni ñun leneen moo ñu fa tax a toog ni ñii kat ñoo ngi war a def assemblée générale fii ñoom ña nga dee dem fee di def assemblée générale te fekk yàlla xam na ni la ñu fa kii woon mooy tënk fa nit ñi rek pour kenn bañ a décourager waxtaan ba waxte wa jot ñu dem def suñu conférence de presse. à ma grande surprise am kenn ku ma woo je vais le nommer parce que amatul lu ñuy nëbb fii mu bokkoon ci organisation mu muy Madiagne Niang commencé di ma expliquer yu kenn xamul ñoo ngi war dem assemblée générale ngeen dem feneen di fa defar assemblée générale ma ne ko saawaay loolu nga wax amul lii ak lii am nanguwuma déglu ma ne ko nag yéen aussi yéen a ngi def leneen lu safaanoog li ñu war a def ñu war ko waxta waxuñu ko kon boog comme que consensus moo ñu yëkkati nañ leen bàyyi wax yi sew amul njëriñ mu ni ma de toute façon assemblée générale bi dootul am ma ne ko bon mu ni ma wëy assemblée dootul am ma ni d'accord kon assemblée dootul am ñu toog ba mu yàgg am kenn ku xelam dem si ni comme que ñun ñoo yore woon organisation bi te assemblée dootul am nañ leen dem au moins fañ ko war a defee wax leen ni affaire bi dootul am. leen ñi fa nekkul ñu wax leen ni la amul ñu yeewu leen moment bi ñu demee foofu si la lu bare xew ndax bi ñu demee dugg si salle ba man ak Mout Kane mi bokk ci organisation bi dañuy fekk ay nit envahir salle bi fees ko del muy ay waa CATB ñoo fees ci salle ba dell woo fa seeni journaliste ni dañuy def constat bi ñu leen fa fekkee ñu ñëw ni leen waaye yéen lu ngeen di def nii ñuy wax waxi picc ci la Mout Kane taxaw ni journaliste yi arrêté ñoom ñu ne ñële taxaw ni duñu arrêté ma leen si il faut arrêter parce que du fait que vous avez dit que ni la réunion est annulée waratu leen woon dugg ci salle bi sax ba fiy wax quoi que ce soit daanu journaliste yi arrêté am fa sax ku jóg daggal ma ay saaga ndey te maa ko mag fuuf mën naa ko jur boo moytul sax mën naa jur bàyyam bi ko jur daggal ma ay saaga ndey mais comme que ñun nous sommes des responsables parce que ku xool ñu toog fii xam ni fii ay nit ñu responsable ñoo fi nekk te nit ki il faut pas répondre au coup de l'âne boo ko defee yem ak ñoom yàlla defal ñu xel ñu noppi tontuwuñ leen ñu daal di profité waaxu génn li tax ñu waaxu génn ñoom ñu nekk fa 60 personnes ou plus ñun ñu nekk 2 personnes dafa fekk ni ku nekkul ci dëgg lu la tiital dafa yomb loolee leen génn parce que nekkuñu ci dëgg ñu génn bàyyi ñu fa ñun ci salle bi ñu toog di waxtaan ak ñi nga xam ne que ñooñu joxoon salle bi luy ñu ko pour ñu expliquer ñi lii lan moo ko waral ñoom ñu ni ñi parce que waa ji ñuy luy woon salle bi ni ñu dañuy wax ñu ni salle bi réunion bi dañ ko annulé ma ne ko la ko wax mu ni ma dafa am ñu ñëw fii ni ñu salle bi réunion bi c'est dootul tenir bi fii dañ ko annulé l'un des organisateurs wax na ko ma ne ko alors bi nga ko waxee li xew mu ne ma bi nga ko waxee li xew feuille bi ngeen ñu joxoon pour ñu teg ko ci bunt bi muy la liste des noms yi war a dugg parce que on avait tout organisé dañ ni woon feuille de présence bi la ñuy teg ci biti ku sa tour nekkul ci biir doo dugg parce que dañ doon bañ ku ñëw yàq li ñuy def parce que pour revenir un peu en arrière démb plus tardement démb fañ nekkoon di réunion on était 4 lañ fa convoqué woon bi ñëwee ñu fekk fa 5 ba 6 personnes pour wut consensus rek ñu ni garaawul
waaye ndeke y avait du bruit su suuf man leen lii lan la y avait plus de 20 personnes yu fa assiégé foofu ma woo le responsable de la CATB le mandataire de la CATB en l'occurrence Cheikh Faye ma ne ko Cheikh li xew nii lan la mu ne xaaral ma dem xool bi mu demee xool noonu ñi ma ñii sama membre xaw je ne sais pas ni mu ko waxee sax parce que ku ko amul looy leen ndax ngay wax samay nit la ñu man xam naa pour éviter ñu ni waa CATB la ndax geste bu rafetul la ma ne leen waxtaan leen ak ñoom fii li ñu fi indi du jël benn dogal mais dañuy waxtaan pour bu ëllëgee fa ñu jëm naka lañ fay demee xëj na waxtaan na ak ñoom ba bi ñuy wàccee pare si réunion fekk ñu fa kenn bref bi loolu amee si laa ñëw man aussi rendre compte ñi nga xam ne ki ñoom laa bàyyi woon ñu toog man leen bàyyi leen ma dem xool wax ñu leen ni ko annulé ñu la ma ñëw rendre leen compte ni leen lii ak lii ak lii moo fa am xuloowuñ fa xeexuñu fa defuñu fa lenn def nañ ci biir salle ba 1 heure de temps di waxtaan ak ñi ñu ko joxoon terewul ba ñu génnee ñoo ngi leen fekk ñi assiégé buntu foofu boo fees fa dell ku nekk di commenter ku nekk di wax ba ñu génnee sànniwoon ñi fa sax ay grain de sel mooy li ma la wax rek ñun duñu tontu parce que li ñuy war mooy Médina dañuy déglu si lan la ñuy Médina di déglu ak di ñu xaar mooy que ñu xefe ba génne un candidat consensuel ce candidat là bu ñu ko génnee nañ xefe ba ñun ñëpp ñu ànd si ginnaaw candidat boobu nekk benn. may xamal waa Médina ni y a certaines choses Olof Njaay day wax borom gémmuñ buy nàcc du wax jàmm ku yaakaar gañe doo def yenn yi mais boo yaakaarul gañe si ngay yàq parce que xam nga ni tu es d'avance perdant lii mooy li nga xam ne ki moo fa xew moo tax ñu ne il faut que ñu woo journalistes yi ñëw parce que ñoom ñu ngi dem si yenn journalistes yi invité leen di wax lu nekk waaye lii mooy li nga xam ne ki mooy li am ñun ñu sommes des responsables Médina dañ toog di ñu xaar li ñu war mooy lépp li ñu Médina di xaare bu ñu ñëwee fekk ñu si loolu maa ngi jéggalu nag waa Médina ndax li am nekkul lu kenn bëgg waaye dama bëgg rek ñu jël acte si li xew xam ni ñun nous sommes des responsables du ñu def luy yàq waaye lu ñu defar moo ñu taxoon a yëkkati du ñu tàyyi nag danañ continuer liñ si mën di ko def ndax li ñu bëgg suba mooy ak lu mënti xew ñu dem si benn liste du ma ni consensuelle mais une liste gagnante boo xam ne ki Médina yi yëpp dañ siy gis seen bopp ñëpp ànd liggéey pour l'intérêt de la Médina lii laa ni woon rek si gàttal moom laa naa ko wax bu ko defee ma bàyyi les autres ñi nga xam ne ki am na lu ñu si yokk ñu yokk ko si.